rajo Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax am mbégte ànd ak yéen ci xalaas mu di suñu journal fait divers ni ñu koy defee lundi ba vendredi tey ko tàmbali ci lundi tey bii di ñaan yàlla semaine bi doon semaine bu neex ci ñëpp semaine bu riche en information ci ay faits divers waaye ci yeneen mais également semaine u jàmm ak salaam ñu dund ko noonu rek atum weeru jàmm ak salaam dund gànd ak tawféex xalaas ci rajo Futur Média Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay ziar di ziar Passepartout ñuy déglu ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te naan leen yàlla na jàmm yàgg ci réew mi waaw sax ci xel yi xol yi ku bëgg jàmm yàlla na yàlla may jàmm ku bëggul jàmm yàlla na ne yàlla roof jàmm ji forcé la jàmm ji amin Mamadou Ndoye Bane l'homme de Pire l'ami des habitants de Mbaraglu Khoule. waaw Mbaraglu Khoule foofu de sama dëkk la Mbaraglu maa ngi nuyu waa Mbaraglu yëpp. yow Bane yow tamit waaw Mbaraglu de foo xamee Mbaraglu. loo defoon Mbaraglu démb. Mbaraglu de sama xarit bi Diop si. waaw moo leen di defaral benn tali. waaw ak seen jumaa ji. waaw Diop si war faa dem. woo ma ni ma dama bëgg nga gunge ma Mbaraglu ginnaaw Mbaraglu ci Pire la bokk. man daal li tax ma laaj la ko daal. maa xam waaw léegi lan moom. dégg naa la fa. waaw. te dégmati naa la fa. waaw léegi xam nga ñu génnee nga xam la. déet dama mais Mbaraglu sama dëkk la. Bane ñun heure bu ñu xëyee yàlla dañuy yàlla. da ngaa am xibaar. yàlla dañoo cërale ñu tim lu mat ñaar fukki journaux. waaw ñaar fukki journaux la ñuy. dégg naa am na ko bind sax que ni Ndoye Bane Diop si ko ngemb ci local yi. loolu lépp man dama ne la yàlla moo ñu dimbalee. waaw mayu ko ku nekk. waaw ñun bu ñu xëyee. waaw dañuy tim ñaar fukki journaux ak lu teg. kon daal li xew lépp. du lépp de waaye li ñu ëpp lu bari amul problème yow man ñu naan ma inspecteur may commissaire nga. amul problème amul Passepartout. moo ci woon ak bari Ndiaye. bàyyi yaa ngi ci maa jàmm ngi ziar bu baax. alhamdulilah. naka yi tey bàyyi ci jàmm. maa ngi sant bu wér a wér a wér. di nuyu waa Mbaraglu ak waa Ngaabu yëpp. waaw di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw Sénégal ak auditeurs yeeg internautes yeeg. waa Kaaru Fajar gi tamit maa ngi leen nuyu bu baax a baax. sa gars yi. Bane man damay nuyu waa Njombato. Njombato moo ne fa côté Toubacouta ay Passy ay. côté Sokone yooyu. waaw kay Sokone. Bane askan wu baax xam nga. waaw xam nga ci week-end bi ñoo ngi fa woon. waaw benn festival. benn événement culturel. waaw bu fa amoon. ak seen maire ba Pape Seydou Ndianko. mais gis nga Bane Sénégal neex na. Bane. waaw Sénégal neex na. weesu naa Bane il faut nga dem Toubacouta. c'est que bala ngaa xam ne Sénégal ne nga génn Dakar. waaw kay waay. nga soo coupé sa bopp ci réseaux sociaux yi. génn Dakar. man damay dégg ñi naan ñi nekk ci àll bi dañ naan ñoom boolewuñu leen ci Sénégal mais au contraire waa Dakar yi ñoo bokkul Sénégal. non c'est vrai de parce que ñoom dundu sénégalais. fitna gi la tuñ Bane il faut nga dem Toubacouta. ma ne Bane il faut nga dem hôtel Les Palétuviers. mooy suñu foofu. chambre bu nekk ci kaw guy mos nga koo gis. chambre ci kaw guy. waaw. Bane faaw mu yóbbu la foofu. waaw. ñooñu nga nuyu noonu da nga ci nuyuwaale waa Ndiaffate. man daal maa ngi ci Mbaye Saint-Zer. ci foofu la. benn Saint-Zer daal la ko yor. nu mu defate. Mbaye Saint-Zer mooy commissaire. man daal maa ngi ci Mbaye Saint-Zer. kon xaritu waaja. kon ci waa ji Mbaye Saint-Zer commissaire nag ci xalaas bi la bokk. Mbaye moo jàppoon kooku doon. silmaxa bi ko doon wax wax nga dëgg. Mbaye Saint-Zer commissaire la de waa Thiès ko xamul rek de. est-ce que. waaw ku baax la am na production bu ñu doon def moo ñu àlloon machine. waaw. xam naa ni Ndiaye. digal ko su ma waxatee nga ni damay sànneeti xeer. waa doon bàyyi mu nuyu partenaire Ndiaye. doo tëye xeer yi ba ci kanam. waaw bàyyi mu nuyu partenaires yi. mool bi de laal bëggoon. waa di xoolal gardel mool bi teg sa tànk rek. waaw ndax xam nga partenaires yi bu heure bi auditeurs yi xalaas yi dañuy yàkkamtee xam téléphone bu baax bi nga xamante ne Aliou seen lié ngi seen de téléphone bu baax bi nga xamante ne ji gaa ñi bëgg nañ ko ci Sénégal baax na te yomb mais garantie te wóor moderne teg ci fan lañ ko mën a amee boobu téléphone mooy Max Phone mobile. Max modèle Max 10 bi écran 6,6 pouces la téléphone bi li tax ma ne la daa garantie mais bu la neexee dugalal ci siwo ndox génneel du ca yàq dara santuma ko kenn nag. mémoire bi 16,2 giga la ñaari appareil photo. batterie 6700 mAh reconnaissance faciale maanaam li nga doon wax kuy xool sa téléphone jëkkër wala sa téléphone jabar sàcc nga. léegi moo tax reconnaissance faciale. waaw sa kanam a koy xool nga tijjeeku mooy Face ID. sooy nelaw nag. da nga koy xoolal mu tijjeeku. soo xasee ba nelaw du ubbeeku. déedéet. dan ngay nelaw ñu dëpp ko sa kanam bi. mais Face boo takkee lunette yu ñuul kukku sax boo xoolee du tijjeeku. seetlu nga loolu. waaw kon soo gëmmee du kii. Bane yow yaa ngi wóoral de. non affaire bi parce que boobu mooy Max 10 bi modèle Max 10 bi. waaw am na nag modèle Max 30 Pro. mémoire 32 giga 3 RAM. batterie 3750 mAh Android 10.0 SIM 4G mais également ñaari puce lay jël ñu garantie la ko 12 mois
ñi nga xam ne dañ ci soxla ay information wala yu ni mel nañu woo xuma Max Phone ci 78 568 08 92 wala 33 834 75 66. may ma rek ma jeexale ak Optivision Plus Sénégal mooy ñi nga xamante ne ñoo yor lunettes yu baax yi te garantie yomb te moderne di dox ci social di ca def lu mat sëkk waa Optivision Plus Sénégal lépp loo soxla ci lunette xeetu lunette boo mën di bëgg demal Optivision Plus Sénégal lunette partout et pour tous la ñuy wax am nañu showroom fële ci Cyprès 2 boobee soo rond-point bi laata nga egg ci hypermarché exclusive am nañu également fi nga xamante ne ji moo di Mbour Optivision Plus Sénégal ñoo ngi waaj ubbi benn fan Kër Mbay Fall mi ngi noonu lépp rek ngir bëgg a jege askan wi lunette yoo bëgg baan bu ñu la waxee ne la am nañ ay progressif simple à partir de 35 000 ay lunettes vue de près wala vue de loin à partir de 15 000 loolu mooy Optivision Plus Sénégal ak ay machines yu mucc ayib machine de dernière génération la ñuy liggéey moo tax lu ñu la defal ci lunette pour nga gis ko feneen day jafe 33 821 54 57 77 479 63 38 bàyyi ma tey yeneen partenaire ba ci kanam Ndiaye ban ñuy félicité waa Beach Soccer Lions yi nga xam ne ñoo jël coupe bi ñuy félicité Edouard Mendy ne ko réew mi ñaanal mu gën a yokku te ñëpp ngemb commencé jàppale ko pour mu jël ballon d'or bi tigi waaw na ci ñëpp taxaw leen taxawoon jàppale Sadio Mané nañ ñit ci taxawu Edouard Mendy jël ballon d'or jàppale ko sinon rek dinañ ko jox Mahrez waaw moom Mahrez même moom nag dama koy dégg muy def lu am solo moom Edouard Mendy waaw xam nga généralement surtout ci footballeurs yi c'est très rare ne amul nag de nit jaar fenn ba yàlla may ko teraanga mu nettali fa mu jaar. surtout nga juddoo France. mu laa nett sama boss. mais non moom laa xam maa ngi footballeur yi de waxuma la yow de. footballeur laa woon waaye yow bàyyi ba. Edouard Mendy daf lay nettali fi mu jaar coono bi mu daj ni mu def tey ba ni mu jëlee Ligue des Champions loolu tey day tax sénégalais xale bi koy dégg. gën a gëm boppam. lu mu metti mu xam ne yàlla lay séddale. borom karaw gu ñuul ñàkkul dara Ndiaye. voilà mi ngi noonu. borom karaw gu ñuul ñàkkul dara. Ndiaye waa droit de l'homme. waaw Seydi Gassama. waaw Alioune Tine ak ka sant Ndiaye maître naan. maître Assane Diom. waaye mais ñoom duñu génne communiqué génn ci télé yi wax policier bi ñu rey. ñoom daal policier bi ñu rey daal dafa mel ni moom xanaa du homme. droit de l'homme la ñu wax. ñoom ay homme lañu. mënuñu tey su policier defee erreur ci benn nit. ñoom ñu génn di def ay débat génn ay communiqué partout di rey nit ñeeg wax ju bari barki démb bi policier bi gaañu woon temps yi passé xaw ma adjudant la woon xaw ma commissaire élève commissaire tam indi woon coow. ba gars yi di ko wax journal revue de presse nañ ko def ko ci titre def ko ubbee ko journal yi def ko ay débat spécial. gis ma benn débat bu ñu def ci policier bii nga xam ne xaw ma ay fils à papa ñoo ko mbëkk nii. te mujjul fenn. léegi droit de l'homme Seydi Gassama waxu ci Aliou Tine waxu ci waaja sant Ndiaye Assane Dioma Ndiaye maa ngi ko ci ñooñu maa ngi leen di interpeller ñu wax ni xamal leen ni policiers yi c'est des hommes ay nit lañu ay sénégalais lañu ñoom ñoo leen gën a nekk ñoom ay sénégalais pourquoi ñoom su leen rey ñu mel ni am xar lañ rey fële. waaw léegi ma wax la benn affaire nga noppalu. waaw droit de l'homme yi xam nga lu leen tax a jóg. loo leen tax a jóg. pour lépp di tegee ci yoon. waaw réew mi di dox ci loi. waaw homme de loi xam nga lu ko tax a jóg. waaw pour lépp tegee ci yoon. waaw di dox ci loi. waaw mais homme de loi bi kay soxlawul ko wutali loi. parce que moo yore loi. waaw d'accord jeex na. waaw ne homme de loi xam nga droit de l'homme yi ñan lañ fi nekkal. sama classe gi nga xam kon daal waa police bokku ci. déedéet waxuma loolu j'ai pas dit ça mais li tax nga leen di dégg ci yenn cas yi. mu sama classe gi nga xam ne wéeruwuñu fenn. waaw tey bu leen dara dalee. bu ñu leen seetaanee yëf yi dafay nax saay. waaw ñooñu la ñuy jug di leen taxawal. waaw mais xam nga un homme de loi moom bul sonn kii représenter la loi tey. ku xëttu yoon diggam ak moom la loi dal sa kaw. mais nañ ci wax on n'a pas besoin di maanaam. déedéet mais mënoo droit de l'homme daal lañ wax droit de l'homme droit de l'homme daal avant d'être homme de loi aussi avant ngeen homme de loi aussi nit nga tamit mais d'accord te nag homme de loi yi ci réew mi bu doon wuy ma seen statut yi dañ leen a encadré waaw am ñoo am c'est-à-dire pour nga xam li ñuy dund te bokkoo ci seen biir sax coono la waaw donc droit de l'homme yi ban waaw ba leen ñuy dox en toute liberté di doxal en toute liberté li ñuy doxal li ñuy def xam nañu ko li ñu doxal du yoon sa gis-gis loolu kay sa xalaat la ñu dem ci xalaas bi sinon fi la ñuy fanaan mënoon soo fi dóoree góor jigéen mënoon soo fi dóoree góor jigéen foofu laa jëmoon nag soo dóoree góor jigéen ñi wax droit de l'homme yi soo dóoree góor jigéen dañuy wax suñu reyee policier duñu wax loolu lañ ko war a leer xam nga boo dugalee góor jigéen mais dëgg la fii góor jigéen bu fi lappi dañ lay defal bagage amul droit de l'homme amul dara dëkk bi dëkk góor jigéen njaay xam nga boo ci dugalee góor jigéen yi man fa ñuy signé laa bëgg a wax dem man tey dama waajay signé ka sant mbuub moom laay fa pare moom laay wëri damay signé ji
xam nga boo dugalee góor jigéen wax ji day jeex parce que man xam nga ñoom du ma wax seeni mbir xalaatuma ko sax moom da nga leen voilà donc mais man ñi ngi woon ci droit de l'homme ak seen taxawaay ñi ngi am taxawaay bu mat sëkk ci réew mi di def li leen war waaw kooku yow la taxawuñu ñëpp de waaw yow la policier su fi laaloon journaliste léegi ñoom droit de l'homme ñooy taxaw naan waaw xawma lan waaw d'accord droit xawma lan liberté de presse nangam ak nangam waaw daal liberté police amul liberté gendarmerie amul liberté douane amul liberté et puis en parlant de Boy Djiné woo nañu ñun semaine passée woo nañu téléphone waaw contacté nañu waaw le 24 waaw mu ni day def grève de la faim day def grève de la faim wax yam wax sax mi ngi ak ñun waaye par kii mënuñu koo teg waaye lam ñu wax ak numéro bam ñu woowee jox nañ ko ña nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne ñoo yor loolee ñoo yor kaso ba ak ñooy lijjanti loola lam ñu waxanteeg ñun jox nañ leen ko ak numéro bam ñu woowee jox leen ko pour ñu mën a def seen liggéey en tout cas fa mu nekk am na sécurité te aussi bëriwul nit bëri boo xamante ni kenn mënu fa identifier ko téléphone waaw bëriwuñu noonu fa jóobay ji ay 20 personnes ak yooyu ñoo nekk fa mu leen fañ ko dencoon mais day dellu si li may wax rek ñi ci kaso yi nañ leen àtte ñu xam fu ñu féete loolu la quoi d'accord ñu dem foo jëmaat Havre Le Havre foofu la ñuy tëjee ci sunu xarit boobu sunu maire ba yàlla waaw yal na ko yàlla jàppale waay amiin et puis na ko sénégalais yi nekk foofu ca Le Havre ak ñan ne France nañ ko jàppale pour que mu yëg nii am nay mbokk ca dëkk ba waaye lu mel ni sa doom dee ca dëkk ba su santiro sa benn mbokkum Sénégal il paraît sax organisé nañ fa lu ñu fa organisé match bi ñëwagul mois de juin la benn match de gala pour lutter contre la féminicide foofu ak violence faite aux femmes ñan ñoo ko organisé waa Havre foofu waa Havre waaw ñoo ko organisé mais ay sénégalais ñoo ne ca kaw pour jàppale leen ci loolu voilà mënu waroon nañu mën a organiser nag justice pour Samba Diop waaw déglu quand on maîtrise pas un dossier on se tait lii rey sama doom moi il me l'a dit avant de partir xëy na su ma ko waxul woon du ma am tey pour am lu ma matière bu may xeexee et que le personnel médical bi nekk ci club bi dañ leen audité man bi ma leen dégloo ci audition bi laa xam ne y a eu des manquements yu causé le décès de mon enfant je suis une maman nag meurtrie yàlla ñaari bant la ma mayoon muy boobu muy sama taaw di sama lépp on était fusionnel te moo ma ne ci gémmiñam maman je vais mourir et ça c'est à cause de l'injection pourquoi le docteur il m'a piqué loolu nag laa bëgg docteur bi tontu ma ko porté naa plainte nag plainte bi yëngatuwul dara yëngatuwul man nag sama doom nit la 18 ans bu mu sacrifié adolescence am sacrifié enfance am pour ses rêves am moo doon obtenir son bac il l'a eu beneen rêve bi mooy signé pro jeudi veille décès muy le 5 avril 2018 du moins il a appris que il allait signer pro au mois de juin et il est décédé le lendemain le 7 avril 2018 li mu bëggoon nag yàlla may na ko waaye da ko may ba pare daal di yóbbu ko parce que juge bi lu mu bëggoon mooy ma bàyyi dossier bi lu ma wax mu démentir ko lu ma wax te li may wax yépp c'est écrit li may wax experts yi ñoo ko bind ak audition yi personnel médical u club bi ñoo ko wax du man c'est médical staff médical boobu ba yëf yi éclaté dàq nañ leen médecin bii sax ci boppam ba éclaté dañ ko dàq deuxième juge bi hérité dossier bi te traité ma comme une criminelle sama avocat dafa demandé ñu dessaisir ko dossier bi yàlla mi dara teewul dimbali nañu ba ñu nangu dossier bi ci loxoom fi may waxee ak yow nii maa ngi xaar contre expertise bi troisième bi waroon a tombé depuis le 30 avril xamaguma sax ban juge moo jëlaat muy troisième juge bu yor dossier Samba Diop troisième juge bunt bu ma tijji ñu tëj ko fu ma jaar ñu galgal ma waaye nag yàlla laa àndal te dëgg laa am te dama jur sama doom ci faratas yàlla sunnas Muhammad di daw ci moom ba fa mu sottee yàlla weddi waaw ma gëm yàlla nag te sama doyew doom ji yàlla meedaloon plainte yi ma bindoon teg ko kenn du leen woon leen plainte yi ndax bu procureur ak juge ak maire du Havre may fàttali ko ne le maire du Havre bii moo nekkoon premier ministre ma bindoon ko bi mu nekkee premier ministre ma bind ko bi mu nekkee maire du Havre mënuñoo recevoir gér yónnee naa ko sax photo boo xam ne moo sama doom ñoo àndoon sama doom ji gaañu Samba il avait 10 ans ndimbal daal laa soxla daal bari na xar fi ma toll nii waaw
bari na xar. agent consulaire moo fi nekk léegi moom agent consulaire bi il est au courant de tout il est informé de tout ce qui se passe démarche yi depuis bi xale bi gaañoo ba léegi il est au courant de tout waaw mais nag sama xalaat daal man mooy li ma waxoon rek sénégalais moom mënul dimbali mbokkam ak fu mu mënti nekk dañ lay seetaan ba nga mel ni ku tumuranke mooy waral tubaab yi du ñu yepp man il est disponible daal waa ji mais bon après à ce niveau là le niveau au niveau voilà combat bi ñuy mëne daal bon il est informé mais bon ça s'arrête là voilà. dañu bëggoon la direction des Sénégalais de l'extérieur ñu dugg ci yëf yi daal ñu voilà ñu taxawu ñu te xam ne ñun ay sénégalais la ñu bàyyi suñu dëkk ñëw fii voilà ñu jàppale ñu jur suñu doom def toppatoo ko ba mu egg fa mu war a egg voilà ñu yàlla dogal li mu dogal nangu nañ ko waaye nag ñoom comme dañ ci seen loxo def ci laale te ñi ngi koy wedd lu ñu mën di ñu xeex lu ñu mën pour ñu mu yëf yi bañ a jëm kaw loolu daal la ñu bëggoon c'est un cri de cœur nag parce que sonn nañu dee nañu ñàkk sa doom mu naqari ñetti atu yàlla justice mënul bouger dara mënul bouger ñu di ñu dawloo gauche droite dem nañu ba ñuy menacer sax donc voilà ñu bëgg daal que Sénégal. J'interpelle le président de la République même voilà les affaires étrangères ak képp ku ci mënti dugal loxoom daal ñu dimbali ñu yëf yi mën a yëngatu parce que bon bu doon sénégalais la ñu rey ca Sénégal kon wax ji kenn waxatu ko kon jeex na bu yàgg réglé nañ ko donc ñun sénégalais nañu taxawu suñu mbokk sénégalais yi parce que sonn nañu wéet nañu amuñu ndimbal daal. dégg nga Ndiaye. ba dañuy tukki moom du ko mën a fàtte même li muy sàkku. waaw bu ko amoon. muy ay excuse publique wala maanaam ñu doxalaat procès bi def jugement même bu ñu ko joxoon àddina ak li ci biir. li dem moom dem na ba pare. waaye nag nit ku ñàkk lii mën a defal xolam. mooy mu xam ne la ca war maanaam taxawaay bi waroon a am. am na ca. soit côté justice soit ay ñaan ginnaawam soit ak lu mu ci mën di doon. moo tax lii muy xeex nii. di doomu Sénégal bu nekk ci problème di ko xeex. ku ci mën a jàpp ci ñun te jàpp ci ñun la war. mooy nañ ko ci jàppale xanaa xam nga woo ko defal ko la nga jël élément bi jàlle ko ci xalaas nit ñi dégg ko. sax dafay may faral di wax ne boo nekkee ci problème te amoo koo cay waxtaanal. da nga ci def looy riccu. man dama yaakaar nag li muy kaas nii. ak li muy wut nii. moom sax xamul ni du pour moom kese. parce que le problème gis boobu mooy Ndiaye. bu fekkee suivre nga élément bi de très près ak yenn interview yi da nga xam ne y' a problème. am na problème ndax médecin bi en personne. biñ ko interviewé. mu bañoon a wax. bi club bi waxee jël responsabilité teg ko ci koy médecin bi. médecin bi aussi dafa dégager responsabilité am. te dama expliqué boo ko dégloo baax da ngay comprendre que ni booy bi xëy na am na benn potentialité bi te mënu woon ñàkk ba ñu joué. feebar na ñu defloo médecin bi loo xam ne waru ko woon def ba pare noppiloo ko. médecin bi dañ ne ko na noppi. entraîneur bi nag biñ koy interviewé biñ ko posé question au lieu que ñu bàyyi ko mu tontu tubaab yaa doon tontu entraîneur bi sénégalais la. mais problème bi mooy buñ ci sori nag parce que benn version la de. waaw benn version la mais benn version ba. waaw benn version mais nangu ñoo wax. benn version la te ay olof la teg ci donc. bu ñu ci sori li ma leex nii benn enquête la. boo xam dañ ko suivre am na reportage. te bi enquête bi demee ba waaj a pare waa club bi dañ ko woone ko lii bu mu jàll. waaw ku lox lool. dañ ko suivre affaire mi ngi ci internet bi. bi ñu ko envoyé yëpp mi ngi ci biir. dañ ko woone ko lii bu mu jàll te aussi justice après kii woon na ci club bi. parce que am na yeneen 3 personnes aussi yoo xam ne dañoo dee comme dee bu civil bi mel nii. te ñetti juges yi nga xam ne ñoo doon topp juges ñu ci bari ñett 3 juges yoo xam ne dañ leen a affecté ñi nga xam ne ñoo waroon affaire bi ñu ci bari dañ leen a dàq entraîneur ma baa fa des te entraîneur bi ñu koy interviewé am na question yoo xam ne suñu ko posé au lieu que ñu bàyyi ko mu tontu tubaab bi ñoo ko doon tontul ci place am pour bañ mu wax waa ji dañuy yàcc rek toog di xool entraîneur bi sénégalais la. mais tam war ngeen wax ci autorité consulaire de. ambassade ak consul tamit war nañu di même suñ ko mëntul fay mun ko faj comme li nga wax nga jege nit ki nga xam ne ak dafa am nag naqaram mu xam ne moom doomu Sénégal la ñi fi état Sénégal teg ñi ngi ñëw di defal nit ñi. loolu dafa baax maa ngi interpellé loolu directeur sénégalais de l'extérieur moom tam su mënee jokkoo ak femme bi ñu xool lan lañ ko mën a jàppale pour mën parce que ñàkk sa doom ci conditions yi dafa metti lan moo xew xamuñu ko mais tamit mu xam ni daal waa réewam ñu ngi koy jàppale ñam dokkal seen Sénégal tamit ñu ngi koy jàppale ña fa Sénégal teg pour ñu jàppale sénégalais yi fa nekk ñu ngi koy jàppale loolu dafa am solo. booy bi ban nationalité la. sénégalais la. non waxuma kii wax de. doom gaañu waaw. doom ji Samba Diop la tudd. bitim foofu la France la juddoo mais dafa am double nationalité am na ay këyit fii Sénégal am ay këyit France xam nga nag ku wax lii wax la ca des. waaw ñu dem baan ñu dem. la ñu war a wax déedéet ñu dem yàlla na ko yàlla yërëm. jàppale yaay ji. amiin
amiin let's go. xale bu jigéen bii. Louga yaa ngi fay dégg ay xale yu jigéen yuy dem rek am na kon fare bu yàggul. loolu. kañ takkoon loxo yi. kan takkoon loxo yi rey ko semaine passée dégg ngeen. tey jii defe naa ne am na marché bu ñu fa def bu fa war a am boo xam ne violence faite aux femmes. temps yi li ñuy rey ci ay jigéen dafa bari. ku jigéen kii nag dafa réer. li ciy ñuul nag mooy aw faram moo woo waa kër ga ni leen di woo na ma nee ma dañ koo kidnappé far waa woote. lay wax ni. waaw su fekkee feeñul ci diggante bi. su feeñul biig li ko commencé 1h du matin ak li film yi ñii may wax ak yow. dafa réer maanaam copain bi moo woo famille ne leen diw dañ koo kidnappé. waaw. loolu ban de. damay bañ a wax ma daan wax rek. waaw non bul wax. fukki xale. mais yow yaa ngi ci réseaux sociaux yi maa ngi dégg Rufisque benn groupe bu tudd ànd sàmm. amagoo boobu. xaar après ma xool. déglu. moom ku jigéen nga daal dafa xëy suba doon xëy ji Aram Seck waaw dafa xëy doon xëy ji da dem xëy léegi bu dem sa heure bi dégguñu ko pour man dafa dem fa muy liggéeyee quoi fa la nekk ñu war fa muy liggéeyee ñu ne Aram xëy suul tey waaw ñu ne xëy suul tey am na benn kër bu ñu daan dem kër googu ñu dem fa léegi mu ne Aram ñu ñëw après ñu ne xaar parce que kim naa jënd far bi ci boobu mooy woo téléphone ni Aram Jane dañ ko kidnappé far bi waaw far bi ci boobu moo ñu wax loolu ni Aram Jane dañ ko kidnappé maanaam kidnappé bi waaw am ñu ne ko kan nañ dem police déclaré ba léegi daf leen police dinañ daan déclaré ba léegi nii léegi fan lañ ko kidnappé comme ne Aram Jane moo ko wax ni côté kër Ali Bakri la fan école Ali Bakri waaw école Ali Bakri waaw foofu la dañ ko kidnappé léegi après parce que am na benn maire bu ko gis nee na benn maire bu ko gis marché dem sa ay 11h. waaw te kii nee na si ay suba lañ ko kidnappé far bi ne si ay suba lañ ko kidnappé te dem am na maire bu ñëw dem nee gis na ko ay 11h marché. waaw parce que ñaari wax yi bokkul quoi. parce que am na ñaari maire sama ñetti maire yu ñu dem gis nañu ko marché ay 11h. léegi moom ci ñaata at la war a toll ak yooyu. moo koy ay 17 ans yoroon 17 ans. waaw bis la war a am de. nga fàttali ma turam ak santam ak fi mu dëkk ak turu papaam ak yaayam tamit. Aram Seck la tudd dëkk ak ñoom kii la Ndeye Seck mooy yaayam Ndeye Seck ak Seck mooy papaam. léegi daal yéen depuis boobu ba léegi daal gisu leen ko. waaw boobu ba léegi gisaguñ ko nii. moom am na doom wala genre yu mel noonu wala amul doom. non musu am doom amul jëkkër de. amul jëkkër amul doom. léegi lu ngeen ci xalaat def nag instant yi. waaw ñi ngi dañuy toog xaar ba suba rek xool ba xam ñu ne comme ñu ne suba ñu ñëwaat ñu xool ba xam bu subaa ñu demaat fa rek ba xam. waaw ñu demaat président ba amu leen ci njort bu ñaaw rek ak li xewoon Louga fan yéegi yooyu. non parce que dem nañ si kii sëriñ bi maanaam dem nañ fu ne dem nañ si waaye dañu dañu ki dañ koo téye mi ngi dund. ñoom tamit loolu la ñuy wax dañu kii mi ngi dund quoi mi ngi dara jotu ko parce que dañ koo téye ay nit ko téye rek ay li ñu ko làq. waaw loolu yéen ñi ko làq woowuñu leen dina laaj xaalis wala dara. nee na woo kenn wooguñ si kay kenn wooguñ. léegi Fary moom nu mu def ba xam ne dañ koo kidnappé. waaw kay loolu moo jaaxal ñëpp nag. mais parce que nee na ku jigéen ci moom moo ko woo. nee na ku jigéen moo ko woo ni ko waxal sama yaay ni ko dinaa kidnappé. loolu doy na waar. te numéro boobu ñun buñ si wootee duñ ko jot. numéro bi ñu wax ni moom moo ko woo. numéro bi ñu ko woo duñ ko jot. man sama rakk la da bokk ndey ak baay. dégg nga mi ngi noonu. marché bi ma la doon wax sax defe naa ni ñoom def nañ ko. kon dañ ko def ca suba ga. ci la lii am. donc dañ koo kidnappé looloo am wala amul xam naa suñu demee ba ci kanam dina leer. su fekkee feeñ na. dañ delluwaat police mu wax réellement. fuñ ko jàppee su ko defee gars yi mën a enquête mën a jàpp ña ko jàpp su fekkee jàppuñu ko nag du ñëpp nag. am na ci ñoo xam ne kenn jàppu leen. kenn kidnappé wu leen. ñoo jàpp seen bopp ñoo tey seen bopp. waaw am na da nga bëgg beneen jàll. waaw su la neexee. kii accident de travail la def. waaw ca dëkk ba mu ne. waaw di dund injustice boo xam ni xam naa lii premier élément la. benn loxo bee baaraam yee dagg. waaye waaw ca bitim réew la. mais suñ ko dimbalul mu ñibbisi wala ñu dimbali ko foofee ca dëkk ba. dina sànku. d'accord léegi. waaw pour ñu dégg ko. waaw
dañuy bàyyi mu doxal Aliou bu pare. waaw yow nga doxal. mu doxal. ayca. waaw man nag sama problème mooy que ne dama doon liggéey fii ba sama loxo yàqu ci machine bi ma doon liggéeyee sama ñaari baaram dagg maanaam dafa lakk daal machine bi dama tànc mënuma koo génne. léegi am Sénégal bu fay liggéeyee ma woo ko patron bi ne ma daal ne ko déedéet bàyyi ko. léegi ma fexe ba génne sama loxo ba mu des tuuti. léegi patron bi di def ay affaire am nii pour boobu bëggoon na rek sama loxo yi yàqu ci machine bi. léegi nag ba ma demee ba génneel ko sama bopp. léegi mu ne ma bul dem hôpital parce que boo demee hôpital dañuy ñëw tëj machine yi. daal ma fay bàyyi dem liggéey yi. léegi bi ma fa bàyyee dem liggéey yi ma toog ba ay 1h30 2h yooyu sama loxo bi yokku ma doxal sama bopp dem hôpital. mu demee hôpital ñu ne ma. ana sa patron lu tax andiwul la ma ne ko moom ko dafa bañ ma ñëw. léegi ñu daan may defar ay pikiir daan may bandal loxo bi daan ne ma dangay toog une semaine bu fekkente ne loxo bi mënta wér nga dem hôpital jël rendez-vous ñu seet ko boobu au pronto secours laa demoon. léegi bi loxo bi ma toogee une semaine loxo bi yokku tàmbaliwaat liggéey wan ko patron bi mu ne ma man sama yoon newu ci parce que waxoon naa la ne bul dem hôpital nga dem hôpital. léegi nag lu ci am yow yaay jël sa bopp. ma ne ko léegi kon te maa dem hôpital wala ne mu ne ma boo demee hôpital dama lay dàq. léegi ma toog di liggéey ma bañ mu dàq ma parce que boobu defoon naa banque bi lebaloon na ma jënd sama kër. léegi comme buñ ma dàqee damay ñàkk affaire yooyu yëpp ma continuer di liggéey ba loxo bi nëb. léegi bi loxo bi nëbee ma dem ci syndicat yi war leen ko syndicat yi ñëw ma dugal seen oto yóbbu ma ba hôpital jëlal ma rendez-vous ne ma bu egsee na nga dem. ma ne ko su ma demee ñu dàq ma mu ne ma bol la dàqee nga ñëw fii wax ñu ko ma def noonu dem bi ma demee jël sama rendez-vous ba dem ma dem ñu opérer sama loxo bi daal may bindal ay kayit ne ma da ngay toog 3 mois ma toog 3 mois léegi bi 3 mois yi jeexee ma dem sama patron daal may dàq damaa liggéey ba wàcc sama patron ne ma dikkal ci bureau bi ma ñëw ci bureau bi mu génne benn lettre daal ne ma fermareel da ngay signé. ma ne ko man du ma signé dara mu ne ma boo signé dama lay dàq boo signé wut dama lay dàq ma ne ko kon dàq ma mais man du ma signé léegi nag mu daan may dàq ma jël samay kayit daal di dem ci syndicat yi wala leen ko syndicat yi ne ma kii lim def dañ koy yóbbu ci yoon parce que mënoo liggéeyloo ay nit ci machine bu baaxul lu pare loxoom yàqu fa nga ne ko doo dem hôpital ba loxoom nëpp nga dàq ko ñun ñoo ko yóbbu mu di jël rendez-vous nii wax daan na ma demal toog dinañ ko lijjanti ma dem toog sama kër toog 3 mois lijjanti wuñ ci dara ma dem ci ñoom wax leen ko ñu di ma wër-wërloo ndeke patron ba jaar na fa yàgg na patron ba jaar na fa nekk fa ñu may lijjanti inaayel mooy ñi nga xam ne bi ñooy defar assurance ñi liggéey di ma bind lettre bu ñëw ma yóbbu ko ci syndicat yi war leen ko leen defal leen ma visite ñu ne ma waaw da ngay toog ba ñu woo la ma toog ba xam ne ñi daal wax dëgg yàlla affaire yi intéressé tuñ ci ma jël samay kayit dem wuti beneen avocat privé bi daan na ma léegi da nga may fay 2000 euros léegi man ma déclaré ne bon yow lañ laa dàq liggéeyu léegi su ko defee man dinaa ci mën a am xaalis ci gouvernement bi su ko defee gouvernement bi fayal la ko lijjanti la say droit di travail ko samay document dama amoon sama benn oto boo xamante bi dafa amoon benn accident dama taxoon ci benn feu rouge ñu mbëkk ma léegi ki ma mbëkk amul assurance bi ne ma 500 euros lañ la ciy fay parce que loolu nga ci mën a am ma dem ci avocat bi wax ko mu avocat bi ne ma dañ laa bëgg a nax fee lu bon da nga am 2000 euros nga mën cee fay sa nga mën cee réparer sa oto avocat bi daan may dimbale jël 2000 euros jox ma jox ko 400 euros dem defar lu sama oto léegi ma ma yaakaar ne avocat bu baax la ndeke avocat bi affaire liggéey du matière am mu di mu wër-wërloo moom it ndeke gars yi dem nañ fa ñoom it léegi bi fa gars yi demee xam naa dañ koo fay xaw ma lu ñëw lijjanteeg moom waaw ci diggante bi samay kayit jeex mënuma koo renouveler ndekete booba sama kër la ñu tëj bàyyi ba ma dem liggéey ñu doxama ginnaaw ñëw tëj kër gi sans autorisation judiciaire sans rien du tout
léegi ñu am naa problème fi may liggéey sama loxo yàqu lu mënatuma liggéey dàq nañ ma assurance bi